Mbay nuyu naa la. Laay Maxtaar Laay Alassane Laay Saliou Laay Jabel. laay ma jiite. waaw maa ngi lay ziar di la nuyu. delloo ziar laay téléspectateurs yi. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di am mbégte kontaan jàkkaarloog téléspectateurs yi Walfadjri yëpp. waaw comme ni mu ko waxee di am mbégte di jàkkaarloo bokku téléspectateur yu Walfadjri après nag ma nuyu ki nga xam ne moom moo di ki nopp jëkkëram madame Mbaxu Mandela. Coro nuyu naa la Fatima Trésor maa ngi lay fay bu baax. yaa ngi belli ci fajar gi. merci beaucoup ma trop belle macha allah. nekk si leen nii ngeen def nii madame Mbacke ay Fatima Trésor fekk fi sama góor yu baax yi Mbay Laay Théo de même l'homme de la banlieue di nuyu également ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokku téléspectateurs yi di leen sargal bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy fas yéene rek yeewu chaque jour du ñu seetaan. waaw comme ni mu ko waxee di leen sargal yéen ñi nga xam ne à chaque fois yéen a yeewu di ñu sargal fii nii ci seen télévision Walfadjri bu ko defee ñu dem ànd ak ki nga xam ne moom moo di Mbay Laay ci seen rubrique càmb gi. waaw voilà tey nag Mbay Laay war a waxtaanee li nga xam ne moom moo di foire Fila bi ki nga xam ne moom moo di Lamine Diop moo nekkoon parrain bi Mbay. waaw Fila bi la ñuy waxtaanee ki nga xam ne mooy sunu tonton wala sunu papa wala sunu xarit ndax moom facette boo ko ci jël rek mën na ànd ak moom macha allah muy Lamine Diop borom ferme Maxtum nekkoon parrain Fila première édition bi nga xam ne mooy foire boo xamante man dama naan foire innovation la ndax bëri na ay coppati yoo xamante ni tegal nan xar yi ay trophée yoo xamante ni tey maal ba ca jël première muy jackpot tegal nañ ko benn 4x4 moo ba mu ko gañee moom la yóbbu Thiès Kaaya di doomu roi Basir xar bu jigéen ba mu jëlee première tamit jox nañ ko benn oto Kango Citroën boo xamante ni carrément yóbbu na ko pour mu mën a nekk ca bergerie ba di ko liggéeyal am na élément yu ñu fa jëlee woon bu sëriñ pare ñu dem seedaan ko te ñoom. exposition bi dama jàpp ni ko éleveurs yi gisee rek noonu mooy nekk image bu baax bi te yaakaar naa retour yi ma si wax mooy éleveurs yëpp dañoo Dakar ni vraiment Sall Ngari production am dafa homogène mooy première chose dafa yokk xar yi hauteur yokk leen wet yokk leen ossature ba pare dëggal boote nga xam ne tamit jamonoy boote lañ toll waaw yaakaar naa exposition doomu Sall yi loolu moo ci gën a marqué mooy retour éleveurs yi jàppoon naa ni Sall Ngari yi bu ñëwoon kër ga dana yokk xar yi dara mais nag dana yokk ba yokk leen ci lu mu bett vraiment Sall il était immense mais vraiment damaa gis ni yokk na leen hauteur yokk na leen LCS yokk na leen yàq yokk na leen lépp te dafa jafe ci maal mën na la yokkal leen ne la liggéey leneen mais bi mu produire par nag vraiment man sama bopp
homogénéité bi daf maa bett parce que mosuma gis mâle bu produire une vingtaine de têtes yoo xam ni yëpp a nuroo ci derbeeg ci ossature ba ci lépp vraiment su ma waxee rek te yàlla tax moom je peux dire que vraiment c'est aller au-delà de mes espérances. élevage moom foog liggéey bi foog nga liggéey tegale waaw temps mooy def lépp te éleveurs yi xam nga patience yi amatu dafa Maktoum yaakaar naa ni seen force loolu la ci ruk xale yi liggéey maanaam ni bokk na ci première fois yu ñëw foire jël 2 box benn box la ñaan jël tey ñun di 3 box c'est un peu pour wane ne xar yi ñu ngi évoluer pour wan tam nit ñi ne on est de retour tamit parce que xawoon nañ teg suñu tànk tuuti xawoon topp fas yeeg yooyu wanaan nit ñi ne on est de retour te dañoo ñëwaat ren pour incha allah teg suñu pierre à l'édifice. farata mooy améliorer jox gars yi ñu avancé xam nga concours dafa jafe maanaam bu la yàlla mayee nga mën a produire lu mën ñëpp yàlla di la ko may te bàyyiwul di la ko may da ngay bàyyi xëccoo ku séddu day gëm bu la yàlla séddee koo jox mu baax bul dem ci ñi nga jox mu baax ngay xëccoowaat ak ñoom. loolu waral ñu privilégié bañ a concours vraiment di jox gars yi ñuy concours rek te it am na loo xam ne nag moo gën a rafet nag sinon rek tension lay jural ak leneen waaye jox nit xar ma baax ñu koy coow ñu teg mise nga dem xëccoo ko ak moom loolu bokkul nag ci grandeur. yaakaar naa ni Saloum bi mu juree Roi Bachir père dafa waxoon ne ma Saloum jur na mbote boo xam du ko juraat loolu gaa mënu ma jurul loo xam du ko juraat parce que yaay jee tax te it depuis mu commencé jur vraiment dëggal na ni li ne ci moom. parce que dafa am force Saloum Roi Bachir mooy Saloum fi mu jëlee boote Roi dafa jëlaat ci yaayam ndax Mosur joj ba bokk na ci li participé ci Saloum te joj da ko am ci Saloum amaat ko ci yaayam moo waral moom mu constant ci production. Joma ñaaw nag moom tur bi li ko indi mooy dañ ni ku baaxee yaay baaxee baay baaxee borom doo ñaaw mosoo ñaaw ku la bëgg ñaawal ñaaw yaayam dafa rafet macha allah caat yow gis nga caat ni mu mel sàll ngaari xar ba extraordinaire kon nag mënoo baaxee yaay baaxee baay pare mënoo ñaaw. parrain bi nag vraiment dafa nekk loo xam dañ ci kontaan nekk loo xëy ci élément de réussite la parce que éleveurs yu bëri dañu doon toog bu ñu la nee fila nga ne comme que père Lamine lañ ko tuddee dama damay participer waaw te nekk loolu dafa nekk loo xam ni vraiment dafa neex ñëpp moom it mu liggéey ko ci élevage parce que yaakaar naa ci fila bi lañ ko njëkk a gisee mu yor micro homme de l'ombre la nëbbatu rek liggéey waaye bu ñu tuddee dara foog nga obligé wax na Khadim Thiam mu waxal ko wax Aboukan mu waxal ko mais il était obligé mu jël parole te it loolu it éleveurs yi am reconnaissance bu mag ci moom ñun ñu am ko ci ñuy doom ñu am ko ci vraiment mu nekk lu ñu kontaan trop nag. humilité am xamul âge xamul kii 15 ans la am xamul kii 20 ans parfois loolu da lay yéem xale bu ndaw mën na ko tardé 1 heure de temps bi muy jël di wax ak ki am 50 ans moom lay jël di wax ak ki am 15 ans te loolu dafa nekk loo xam ne daf lay jaaxal te day jël xalaat ñëpp nag xeebul xalaatu Fadel xeebul xalaatu Laye xeebul xalaatu kenn booy yi gën a ndaw bu ñu ko jox xalaatam da koy jël ne la pourtant booy nee nañ ma nangam. loolu mën na fa yéem parce que xam naa ni fi mu agsi ci xar ak li mu produire ci xar ak xar yoo xam ne ba mu leen di produire sax booy judduwuñ bu ko booy joxe xalaat sax da koy jël. addim tatum sàlli kooku du ma ci wax parce que xam naa ne éleveurs yëpp loolu lay sous-entendre. ren Bachir ma nga fa ren Bachir ma nga fa rakka neex ma nga fa maa ngi lay ziar Mbaye Falaye. wax dëgg yàlla kontaan nañ ci déroulement foire bi kontaan nañ ci bëccëgu tey bi. sant yàlla rek parce que yàlla moo dogal ne ñun éleveurs yi cofeel rek a dox suñu diggante cofeel boobu nag cofeel bu matériel la moo tax bi ñu organisé ñu ne ma yaay parrain principal bi yeneen parrain yëpp mobilisé wu ànd ci jiite ko par suñu mag Mourou Niang Farid Dor jiite ñëpp danañu dajee ci Kër Lamine bi nga xam ne moom mooy le parrain principal ñu ànd def benn délégation dem loolu seen yéene la seen oyof la seen mbaax la ma di leen sant bu baax a baax a baax. élevage bu soobee yàlla ci kanam rek la jëm ndax ñi ci dajee seen bëgg-bëgg la bu njëkk passion kese la woon yàlla dogal na léegi business daf ci rax liggéey nag dañ koy jox axam ba ma mat nit nag lu mu dugg ren nekk ci suuf dafay ñaan bu ëllëgee mu yóbbu ko fu kawe donc xëy na ñëw nañ ba fii ñu ngi ñaan ti fi ñu jëm ci kanam ñu def lu raw li ñu def tey xëy na c'est une première mais lu doog day am commencement tey la tàmbali yàlla na sax te gën a yokk man du ma woote xam-xam ci xar du ma woote xam-xam ci élevage dama jàpp ne rek namm suñu borom la vraiment moo ñu suturaal ci mbaaxam ak kattanam tey xar juddu suñu kër nit ñi bëgg leen ñu doon ay champion donc ñu di ko ci sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu xeeb te dolli. Saalum yaakaar naa bi ma koy gis di ko bëgg mu may jaral lu bari booba xëj na ñu bari gisaguñu ko la ma ca xamoon it wala la ma ca yaakaaroon gëmoon ko ci ba tax ma di ko jëndloo ñi ko yor tey muy suñu frère Luc Nicolaï
loola ma gisoon ci Saloum moo rogalaat ba ñëw ci Roi Bachir moo kon ne ba fi mu yegsi donc qualité la bu nekk ci ñoom ak aussi suñu borom def ci ñoom barke ba tax seen progéniture yi yegsi ba fi ñu yegsi tey. waaw sant leen bu baax a baax rek vraiment maa ngi sant éleveurs yëpp sans exception di sant vraiment ñëpp ñu ñëw ci foire bi ak ñi amoon yéene ñëw te ñëwuñu parce que bëri na ko bu yéene woon ñëw aussi te xëj na jotam wala kattan wala wéram may ko ku ci nekk la la gaar ba ñëwoo yàlla na yàlla saafaral la ko te vraiment maa ngi sant ñëpp sans exception nag di nam waa Sénégal yëpp di sant ñëpp ñu jàkkaarloog télé di leen seetaan. waaw voilà après bi ñu seetaanee mun boobu noonu nga boobu reportage boo xam ne ki nga xam ne moo di Mbaye Laye di def seen rubrique càmbar gi def na ko ñu gis ni ki nga xam ne moom moo di Jackpot moo gagné jongante bi Chifa moo ci topp après ki nga xam ne moom moo di Terminus moo jël li nga xam ne moom moo di 3e place bi Mbaye Laye ma bàyyi la nga waaw ni nga ko waxee noonu la demee mu doon première édition boo xamante ni parrain bi Lamine Diop la woon ñu borom ferme Maxtum tey mën naa wax ni mu exposé fa ay doomu Sàllangaari di doomu Roi Bachir tey Roi Bachir li mu liggéey ci élevage bi kenn du ko lam-laame ndax tey ji ay mu ngi commencé tey wala buñ ko dooree yàgg na di wane ay preuve am mais xar ba daanu na ba tey mais descendant am mu ngi fii tey di def ay résultats tey boo xoolee ni Jackpot jëlee première noonu la Kaaya jëlee première di doomu Roi Bachir Kaaya nag defoon na ko ca Saladam defaat ko fii ci Fila dañ naan yàlla waaw macha allah doomu Roi Bachir la Kaaya doon femelle boo xamante ni carrément femelle adulte boo xamante ni ci production am tey boo gisee di nga xam ne mën na jur te aussi tamit am na ay macération moom mi nga xam mooy Kaaya di doomu Roi Bachir mais li ma ci gën a impressionné maanaam mooy base de femelle bi Sàllangaari liggéey ca ferme Maxtum naam gàtt noo fan waaye Sàllangaari tey liggéeyal na ferme Maxtum ay xar ci góor ak jigéen yoo xamante ni carrément boo ko gisee rek na nga xam ne kii capital génétique bi mu bokk dafa baax torop bay mu bàyyi fa base de femelle boo xamante ni Adiya moo leen di tëb Adiya nag di doomu tey La Diva ak Botanier kon nga xam ne loolu croisement bu logique la ndax La Diva bu ñëwee andi LCS bi Botanier ñëw andi auteur bi tey loolu bu ñu leen croisé boole koog doomu Sàllangaari yi te da ngay leer ni carrément ñoom ñoo nga ca dawal ga mais li ma ci gën a neex mooy ki ñu tuddee bis bi muy Lamine Diop di quelqu'un boo xamante ni tey dafa sonn ci élevage te coono gi yëpp li ci ëpp pour élevage jariñu la mais pas njariñu personnel boppam moom pour élevage jëm ci kanam pour élevage ñi ci nekk di ànd nekk benn pour liggéey pour secteur bi mën a jëm ci kanam Fatima dafa man dafa bëgg a intervenir ci mbir mi ndax gis nga xar yi waa gis naa xar yi waaye raasu xar yi tey jii ni bu ñu demee bay def course yan race ak yan race ñoo apte pour bokk li nga xam ne moom moo di jongante bi. waaw ma xam tey sa question am na solo trop affaire bi du question race question de macération la xar bi tey dañ koy évaluer dañ koy natt ci guddaayam dañ koy natt ci hauteur am dañ koy peese xam ñaata poids la am xam natt tour de poitrine bi xam ñaata aussi tamit buñ dem paree ci critères yooyu dañuy dem ci esthétique bi dañuy xool ba xam xar bi war benn bët bi warta am problème ñaari bët yi dañu war a normal corne yi warta tafu dafa war a dégager tey tànk yi walla génn bi guddaay bi ak dijjaay bi tànk yi tamit daf cee bokk tànk yi warta dëng dafa war a jub normal dafa war a tey apte ci yaramam ginnaaw bi mu amee ay macération pare tey boobu xar la ñuy tànn mais li ci gën a am njariñ maanaam man li may faral di wax rek xar bi ñuy loo rafet ak fi ñu lay manti xaar ak noo manti tool man fenn laa lay xaaree mooy production ndax tey élevage amélioré la ñuy def comme dañuy amélioré nag tey ki la gën a mën production moo la ëpp njariñ tey sa question day dellu ci ba tey ci Roi Bachir mi nga xamante ni moo nekkoon ci ferme Maxtum ku ko musaan a gis na nga koy xeeb ndax dafa tuuti woon
woon xam nga tollul woon ni comme xari concours yi mais macha allah tey jur na luy gagné concours moom gañewul concours mais jur na luy gagné concours lan moo ko may capital génétique am bi mu am mu ñu boole kook ay femelle mu jur lu ko man foofu moom mi nga xam ne mooy Roi Bachir macha allah ay xaru VIP ngay am foofu mbay macha allah waaye man xam nga kan laa bëgg laajte muy magistrat ay ñoom procureur ñoom fan lañ nekk ak si lan lañ nekk xam nga ay xaru VIP day baax ñu leen di ama jamono yooyu macha allah Awa Condé boo xoolee ci 2016 2017 ba 2018 magistrat dafa lëmbe woon foire yi mais moment bi Roi Bachir moo xew ak Saalum Roi Bachir moo xew ak baayam bépp foire boo xamante ni ñu ngi koy foire rek ci mâle ak ci femelle wala ci catégorie bu ci nekk Roi Bachir dina ca tax rib dafay toll moment boo xam ne kenn ku ci nekk ak say jamonoy magistrat la woon mais jamono ji jamonoy Roi Bachir la xëy na doomam bi sax dafa dem ba nekk en rupture doomu Roi Bachir jafe na ku ko ci am rek day mal ni jamaa nga am ci sa biir kër rawatina nag sët yi dafa dem ba wàcc c'est normal ki ñu ko tuddee moo tax man nga ki ñu ko tuddee moo tax Roi Bachir voilà c'est ñu ngi koy nuyu de passage fi ni waaw sa baax léegi xar boobu noonu tudd nag LeBron James moom fu mu mujj moom ban xar si LeBron James LeBron ay tur yu grave ama tey ñoom dañu am seeni tur yoo xamante ni carrément ji nga boo xoolee xar boobu ñuy wane ci écran bi sax mu doon Sifa moo jëloon deuxième topp ci ginnaaw Jackpot Sifa topp aussi tamit Jackpot moo nekk nii jël première jël bi mu jëlee première gagné 4-4 bi ñu tegoon Jackpot nag ñoom Papi Dieye ñoo ko moom mu jugee Thiès ñëw fii ñu exposé ko Dakar boo xoolee Sifa moo nekk noonu Terminus moo nekk ni moo jël 3e mais am na yeneen xar yu nekk ci biir Mara Dieng mu ngi ca woon Baydaan mu ngi ca woon bëri woon na ay mâle adulte yoo xamante ni El Capo mu ngi ci woon mu doon xar yoo xamante ni bu ñu ñëwee ci fila bi dañu fes nit ñi bàyyiwuñu leen xel mais bu ñu ñëwee ba défilé rek nga xam ni tey loolu lépp njëriñu élevage la daal. waaw comme ni mu ko waxee loolu lépp njëriñu élevage la excusez loolu lépp njëriñu élevage la dërëm bi génnul gaar gi ko defee mbay ñoo ngi lay jaajëfal